mbokk yi xarit yi tàmmu seetaan Sen Vision TV asalaamaaleykum ñëwaat ngeen ci seen émission grand interview ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax déwéniti ci tabaski bi ñu jóge tey nag ñu am gan gu mag boo xam ne c'est un footballeur international mu tudd Stéphane Diarra Badji. Stéphane Badji mi ngi débuté carrière am en 2008 ak ASC Xam Xam, en 2009-2011 ak Casa Sport, en 2012 ak Songal Football, en 2013-2014 Brandburger, 2011-2012 mi ngi joué équipe nationale olympique bu football bu Sénégal mu am fa 5 sélections ñëw nag fii ci Istanbul Başakşehir en 2015. Stéphane salaamaaleykum. maa ngi lay bàyyi nga nuyoo ak askan bi. waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp ak ñëpp ñi di seetaan émission bi rawatina sama mbokk sénégalais yi fi nekk Istanbul maa leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ci teewaay ak invité bi ngeen may invité fii nii ci seen émission grand interview. jërëjëf Stéphane mën nañu xam Stéphane lan mooy début son enfance. waaw sama début comme ni ñëpp tàmbalee noonu laa tàmbalee football. bi may nekk ndaw laa ko daan fooyee may nekk ndaw laa daan fooyee loolu ba ma gis ni war naa ci mën a tekki ci football bi ma bàyyi jàng bi tegee ko ne waaw jublu ci football bi man foofu yaakaar naa ni lépp foofu la commencé daal. kon daal mën nañu wax ne Stéphane étude am yi soriwu ci. non sama étude moom jotul sori. bi ma demee ba secondaire ma gis ni fulalu ma école bi may def ma bàyyi ko fulal football bi parce que foofu laa gisoon ni sama tekki fa la gën a gaawee que jàng bi. kon yow bi ngay dugg ci football maanaam tekki moo taxoon nga dugg ci. waaw dama am lu ma ci doon wut moo tax ma ne mënuma jàppandoo ñaari parce que aw moom jot bi ma daan demee école. jotu football laa amoon kon ma ne pourquoi pas bu ma demee ba sacrifier samay jàng pour football pour man war naa ci gis mbégte. nan nga dundee sa premier contrat en tant que footballeur professionnel. waaw doonoon contrat bu xaw a metti tuuti parce que début bi. bëgguma woon dem foofu sax li ñu naan nga am contrat Europe te bëggu woon dem. mooy Norvège. mooy Norvège waaw mais li taxoon bëgguma woon dem mooy xaw ma woon fu ma doon dem en plus que bon comme xaw ma woon fu ma doon dem tam ma naan du ma jël risque yooyu noonu. il paraît que ce premier contrat sax dafa amoon problème si signature de contrat bi donc dafa mel ne dañ ko mal négocier. waaw nuñ ko négocier ak man ni ma ko bëggee woon. àndul. en fait te man dama doon joueur bu exigeant malgré que bon amoon na ci itam club bi moo ci amoon intérêt mais man aw ma ci yoon intérêt. donc mais yoon la woon tam ma dem parce que boo xoolee tam club bi ci man la ñu yaakaare woon pour. mën a tam récupérer seen xaalis parce que doonoon na club bu amoon ay difficulté financièrement donc liñ ma jaayee woon mënoon nañ ci suturaw donc ma waxtaan ci ak dirigeant yi. ma am ci tam ñu ma déggal ñu xelal ma ne waaw pourquoi pas baal kan ma sacrifier sam bopp dem xool lu fa ne. après bi ma demee première année bi amoon naa fa ay difficultés et tout mais après. dama surpassé wu loolu xam ne ni lu metti tam. kuy wut. lay dal. donc après ma surpassé wu. de dépasser étape yooyu. waaw. Stéphane naka la def ba ñëw Turquie Başakşehir. bon Turquie ni ma fi ñëwee. après CAN bi la woon après Coupe d'Afrique bi juste biñ fa après CAN bi dernier match Coupe d'Afrique bi Moussa Sow ñëw sama néeg ne ma am na benn équipe bu may sonal say affaire bu tudd Başakşehir ma ne ko fu mu nekk mu ne ma Istanbul ma ne ko foofu moom ville football la en plus que bon. Turquie ça va bu ma demee foofu yaakaar naa ne du ma ànd yow après mu ne ma effectivement am na ay sénégalais foofu ma ne ko ok pourquoi pas mu ne ma kon dinaa waxtaan ak président bi après ngoon dinaa ko jox sa numéro mu woo la après noonu laa fi ñëwee par la suite. noo def ba intégré wu ci équipe bu Turquie bi vu que ne yow doo déggoo làkk bi ak dirigeant yeeg ñooñu ñëpp nag nga def ba intégré wu ci seen biir est-ce que yaa ngi intégré wu en fait.
bon man awma problème boobu awma problème intégré wu parce que man dama gisee football bi kii di wolof bi ak chinois bi war nañu mën a football essentiel bi mooy li nga war a def ci terrain bi nga def ko si jom ak fulla après li ci biti moom garaawul quoi comme déggu moom làkk bi bon man dama xam ne ni làkk bi indiwu ma fi liggéey moomu fi indi donc waaw mais nooy def koy wax ak ñoom bon club bi dafa am traducteur am na traducteur anglais lay wax donc bu coach bi waxee ci turc moom mu traduire ñu ko en anglais donc après man même coach bi bu ma mënuloon déggoo ak moom sax mais dinaa xool ci ñu dégg turc nu ñuy def ma roy ci ñoom jéem a def noonu. ban appréciation ngay am ci championnat turc yi fi am. waaw doon na championnat bu baax comme ñoom bëgg nañu football peut-être que parfois stade yi day vide et tout mais bon doon na dëkk bu neex te bëgg nañu football quoi gis naa fi sentir naa fi sama bopp bu baax a baax. yaakaar naa bi ma nekkee professionnel ba léegi. maa ngi soog a dem ci dëkk sentir fa sama bopp bu baax a baax. lan mooy sa ambition fii ci club bi nga xamante ne moom nga nekk ak championnat yi nga xam ne en général quoi. waaw sama ambition mooy maanaam ñëw bàyyi fii ay jëf yu rafet c'est juste que loolu da ci am solo trop mooy jaar-jaaru nit ki boo duggee ci dëkk war nga ma fa mën a def ay jaloore ba boo demee ñëpp di wax ci yow mooy ci biir terrain bi ak ci biti. ni ngay taxawoo nit ñi ni ngay nekkee ak ñoom man loolu da ciy am solo trop. man tey jii nii sama objectif mooy ñëw def fi saison ay saison yu baax. après soog fi jógee ci mention bu baax. mel na ni bu ma fi demee tam képp ku fi wax sama tour sax dina defoon na lii ak lii ak lii. te loolu na yàlla na doon lu baax. waaw yan relation nga am ak joueurs sénégalais yi est-ce que am nga ak ñoom ay relation yu tax. bon fii nag bizarrement ñi fi nekk awma relation yu xóot yooyu noonu parce que bon comme bokkuñu culture ñoom ay Sénégal lañu mais bon Europe la ñu yaroo donc yu yaroo Afrique ak Europe pour man jikko yi du bokk ñoom tey jii am na nu ñuy dundee man tamit am naa nu muy dundee donc foofu relation pour man bu yaatu mënu fa am mais dinañ seq jàmm bu ñu dajee wala bu ñu namante dinañu wootante mais après fa lay yem ko léegi ñu ñëw ci sunu deuxième partie émission grand interview waaye balaa ñuy dem Stéphane est-ce que moom am na idole ci musique. bon musique moom li may déglu reggae moo ëpp li may déglu yeneen musique yi. maanaam ci musique sénégalaise amoo ci benn idole. non amoo ci idole mais bon parfois tam Youssou Ndour daf may inspiré bu baax a baax. xam naa ni kon dinañ la may son Youssou Ndour ci kanam après ñu dellu si waat sunu deuxième partie émission grand interview spécialement ak Stéphane Badji. ñëwaat ngeen ci seen émission grand interview ñu jóge régie may Stéphane clip boobu nga xamante ne moom la bëggoon ñu indi fi nag footballeur international bu leen ko fàtte muy Stéphane Badji nga xam kenn dootu ko présenté Stéphane ñu ñëw ci équipe nationale bi nga xamante ne foofu nga nekk di exercer ban différence moo am ci équipe 2002 bi ak équipe bii ñu nekk nii ban différence nga ci constaté. waaw loolu dinaa ci sawar a tontu aussi. différence bi mooy ñoom seen génération yaakaar naa ni ñoo ñu ko gënoon bëgg. parce que ñoom période boobu noonu amoon nañu solidarité bu am doole. bu ma dul wax kenn. c'est juste que ñoom dañ ñemente woon bu pare di waxante lépp bokkul ak ñun léegi ñun mën naa ne nu ñuy dundee bokk amuñu vie de groupe. parce que équipe yi coach yi dañuy ñëw changer joueurs yi ñiy dem ñiy ñëw donc pour man cohésion boobu moo ñu manqué ba pare ñoom nu ñu daan footballé ak ñun dafa wute. est-ce que du patrie ak amour bi footballeur yi amoon du moo leen manqué. waaw loolu tam ci la bokk parce que ñoom nu ñu doon engagement bi ñu doon joxe ci biir terrain bi ak ñun peut-être ñun dinañ ci dem mais bon demuñu ko comme ñoom nu ñu ci daan demee parce que ñoom boo xoolee seen groupe boobu bëriwuloon ay expatriés par rapport ak ñun suñu groupe bi. ñun suñu groupe bi xawoon na bëri ay expatriés. lan moo waral loolu Stéphane lan moo waral loolu en tant que yéen ngeen représenté couleuru Sénégal ñëw ba fii ñi nga xamante ne ñoom tam bari woon na ay expatriés parce que y avait ay Sylvain Ndiaye ay ñoo xamante ne aussi nekk ñu fi woon te ñoom dañoo jëloon affaire bi ak amour jël seen ne dañuy ñëw représenté couleuru Sénégal lan moo tax loolu. waaw li tax loolu mooy li ma la doon wax sànq ñoom dañu ñemente ba pare ñoom après fekkewu ma ko mais d'après les échos ñoom dañu doon waxante dëgg par rapport ak ñun bopp sa bopp la mais comme yaakaar naa ni loolu war na mën a changer parce que comme am nañu coach bu bees moom vivre nañu moom dund na jamono yooyu noonu ak ay moromam joueur te staff bu bees bi pratiquement génération 2002 bi ñoo fa ne
donc pour man loolu dina war a mën a changer man match yi di ñëw ni dinañ gisaat beneen équipe nationale bu bees. kon daal maanaam sénégalais yi war nañoo mën a am yaakaar ci ne équipe bii nii ñu am nii am na changement bu rëy. waaw am na changement ñu ngi ñëw parce que bi ñu commencé ak Aliou Cissé ba léegi yàggul. mais ci sama gis-gis liggéey bi ñu commencé ni pour man bu si ñëpp jàppee dinañ mën a am équipe bu baax. mais xam nga ne sénégalais yi duñ leen may dara. waaw loolu moom Sénégal moom mel noonu dafa bëri pression mais pour man jour yi war nañ dépasser fu ñu leen di tegee pression c'est juste que match football la mënul weesu leneen mais lu ñuy reproché mooy maanaam tooyal maillot bi mais bu ñëpp tooyalee maillot pour man du ñu am dara lu ñu wax. kon nag baax na ñoo ko déggandoo Sénégalais yi Stéphane moo ko wax te ci équipe bi la bokk donc bu ko waxee war nañoo mën a am yaakaar ne kon ñoom dinañ tooyal maillot bi te kon Sénégalais yi dinañ am résultat. sa première convocation ak nga jàkkaarloog Aliou Cissé ci équipe nationale lan la def. sama première convocation c'est nekkul lu bees ci man parce que yoroon na ma ci équipe olympique bi donc pour man du gan sama ci man parce que xam naa ko xam naa nu muy liggéeyee te xam naa ban genre nit la donc tey jii nii pour man su ma duuloog moom day fekk man la neex parce que am na lu mu bëgg donc su ma convoqué ma jox ko lu mu bëgg pour man foofu coow du fa am. donc maanaam seen premier tête-à-tête yow am na loo fa jëlee loo xamante ne ban lecture daal ngay jox nit ñi quoi. non mooy maanaam moom nekk na nit bu dëggu bu la wooyee tam dina la wax lu mu bëgg comme li coach yëpp di def dina ne man maay borom kër gi lii laa bëgg lu ma neex moo fi dem lu ma neexul tam du fi dem comme moom loolu la bëgg donc pour man affaire nation la ñëpp war nañu mën a dem ci ay waawam même bu doon neexul la sax mais dañ ciy dem parce que affaire réew la donc pour man ku bëgg sa réew bu la coach bi ne lii laa bëgg loolu nga koy defal après pour man loolu mooy defar équipe mais bu la coach bi waxee lii nga def naka sudul noonu pour man di nga tooñ Sénégal yi. waaw ñu bëggoon a xam lan fédération sénégalaise bi yow ban jàngat nga ci am ndax fédération sénégalaise bi am na ñu bëri ñoo xam ne dañ naan gàllankoor yi foofu lay amee yow ban jàngat nga ci am. bon pour man fédération bi changé na par rapport ak man bi may nekk comme joueur locaux di dund Sénégal. donc pour man def nañu ay efforts yu bari parce que man daawoon naa voyage ak équipe nationale mais da doon nekk ay voyages yu métti. mais pour man fédération bi instant nii lu Sénégalais war moom mooy maanaam félicité leen parce que équipe nationale fii ak nekkoo ci biir doo xam exact lu ñuy dund foofu mais ñun mi fa nekkoon xamoon nañ lu métti woon na trop par rapport ak léegi bi ma nekkee ci équipe A bi. pour man fédération bi liggéey bu am solo sax. waaw Aliou Cissé mu choisir la nga nekk ci équipe nationale bi yow mu teg la ci match bi passé mu teg la ci banc bi à la dernière minute mu dugal la lan moo waral loolu. waaw c'est juste que coach boo gis am na ay choix te ñu. mais moom moo la choisir. waaw moo ma choisir mais tey jii nii bu ma tànnee ci parmi les 23. nekkul ni war naa mën a jouer ci 11 yi. donc tey jii ñun lu ñu war mooy dañuy nekk professionnel jusqu'au bout maanaam bu la coach bi convoqué mooy xool ku ko doy mu dugal ko ci terrain boo ko doyul tam ñun 23 lañu 23 yëpp mënuñu football. donc day bàyyi ñii ci banc bi ñii jouer donc ñun luy defar équipe bi mooy boo toggee ci banc bi tam nga yéene ñi di football jàmm. après yow tamit boo duggee nga dimbale équipe bi waaye mënuñoo toog ci banc bi ba pare dugg gën a dee ñi fa nekkoon. donc loolu moo tax ñuy respecter choix yi parce que tey jii boo respecté wul choix tam après beneen yoon te entraîneur du la wooti parce que danaan kii su ma ko wooyee bu joué wul day yàq état d'esprit équipe bi. indépendance ba léegi Sénégal mosul jël coupe léegi ñu gis ne équipe bi mujj mu doon ay xale yu ndaw moins de 20 ans ñu ñëw indi fii médaille d'or gagné coupe yow lan nga ban jàngat nga am ci loolu te ay xale yu ndaw lañ duñu sax. ñi nga xam ne ñoo nekk ci équipe nationale bi ay xale yu ndaw léegi yow ban jàngat nga am ci loolu maanaam xale yi yéen. waaw loolu da ciy baax tam ñu féliciter leen gën leen ñaax parce que li ñu def noonu yombul man mi di wax ni ak yow 2011 demoon naa Mozambique. di jouer genre compétition yooyu noonu man nekkoon capitaine bi te demi-finale lañ toog. jëluñu sa 3e place donc pour man ñoom bu ñëwee tey def jaloore yu mel noonu. war nañ leen féliciter ba parler gën leen encadrer pour man équipe boobu noonu war nañu mën a dooleel. est-ce que yéen équipe boobu joxuñu leen exemple yéen.
waaw mais parce que compétition yi ñuy joué itam dafa wuute Jeux africains ak Coupe d'Afrique wala Coupe du monde dafa wuute. niveau yi bokkul tey jii nii mënoo tëkkale matchu club ak matchu international. match international beneen niveau la mais ñoom bon dañu tolloo ak seen i morom donc pour man loolu lu baax la dañ leen ciy encouragé itam ñu gën a góorgóorlu bu doon am nañu ay ambition pour ñëw fekk suñu ci équipe A bi. mën nañu xam Stéphane kan mooy idolam ci football. man nag sama idole ci football mooy football bu rafet. man loolu laa xam. c'est juste que bon du ma dellu bu match amee dinaa toog sama télé seetaan xool ñi poste bi may joué ñi fay joué li ñuy def may roy ci loolu lu baax mu jël ko lu bon mu tegee ko ne. kon amoo idole ci football bi. non aw ma idole ci football bi waaw. Stéphane ban âge la bëgg a arrêter football est-ce que amoo leneen à part football. bon instant yi moom xalaataguma loolu li ma bëgg mooy am carrière bu rafet te loolu li koy joxe mooy am hygiène de vie di entraîner sérieusement te gis naa ay joueurs yi ko fi def donc pour man dama naan pourquoi pas man tamit mënuma def comme ñëpp donc loolu li ma koy may mooy série bi may def ak hygiène de vie bi may am tam loolu moom mooy tax bu ma am carrière bu yàgg. Stéphane nga xam mi ngi dem ci boîte de nuit yi def comme yeneen moroom footballeur am yi di blow. non bizarrement nag bi ma ñëwee fii ba léegi defaguma ko mais bon su ma amee jot bi tam dama koy def parce que nit la man damay xoolee sama bopp comme nit normal. peut-être am naa sama liggéey mais bu waxtu bi jotee dinaa dem liggéey. mais après tam liggéey damay féexal sama xol comme normal. après liggéey bi daal di nga féexal sa xol. bu baax a baax maanaam di blow comme yeneen moroom yi ni nga koy defee. bu baax a baax. mais am naa ay limites tam. am nga ay limites. bu ndax bëggoon nañu xam limites yi. limites yi mooy maanaam di bañ a dugg ci lu bon parce que tey jii nii ñun moomatuñ suñu bopp. nit ñi am nañu bët bi ñuy xoolee donc mais bu waxtu liggéey jeexee. pour man war nga mën a dugg ci biir nit ñi di def li nit ñi di def. mais bu ci abusé daal man loolu laay waxee du ma ci abusé. mais lépp nit bu baax bu lu muy def rek dama koy def. nga nekk ci benn dëkk bu nekk mu tudd Istanbul nga gis fi ay moodu yu daan seen doole lan nga leen mën a wax comme conseil parce que gis nga dëkk bi metti na te yow footballeur professionnel nga ñëw nekk ci seen biir di leen côtoyer yow lan nga leen di wax en tant que sénégalais frère. di leen ma saw rek. ndax dama leen di gis ci marché bi. ma am lu muy yëg ci sama yaram. parce que yaakaar naa ni lépp lu ñuy def noonu lu baax la. moo gën nelaw ba midi. wala ngay xëy di tàllal loxo. li ñuy def noonu metti na trop. metti na trop ngay yeewu fajar dugg ak sa kër ay 22 heures. di ci gagné ay miettes mais ñoom miettes yooyu duñ ko ci xeeb. c'est juste que ñoom ci loolu la ñuy suturoo seen famille. et que bon tukki metti na trop man nag bi ma dalee tukki ba léegi maa ngi soog a gis ay situation yu metti maanaam ay nit yi nga xam ne dañuy jóg di daan seen doole metti na trop mais li ma leen di ñaax tam mooy nañu yokku muñ parce que ñun ñëpp fa lañ jaare ñun tey jii nii mën nañ ñëw ñu ngi sant yàlla et tout mais ci jaar-jaar yooyu noonu fa la ñu jaar ba tey jii nii ñu nekk lu ñu nekk. en plus que bon di leen masaw nag bu baax a baax tey jii nii man ni ma mel Istanbul musuma dem benn ville ba mel noonu donc tey jii bu leen lii dalee naa ne jombul kenn. ñu ngi lay jaajëfal di la remercier di la wax sa disponibilité ñun kontaan nañ ci bu baax ndaxte am na fi ay footballeur international yoo xamante ne nekkoon nañ fi ñu jéem ci ñoom lu ne te mënuñu leen a am yow nag nga ñëw ouvert dugganteeg sénégalais yi ba sénégalais yi ñeme la may laaj yan rapport nga am ak sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk di dund. question boobu dinaa ko sawar a tontu. parce que ni ma ñëwee fii. comme amoon naa fi li ñuy naan benn njaatige laa fi xamoon mooy gàllaaj. ma ñëw ci moom laa njëkk a ñëw këram. bon foofu moom mën naa ne sama kër la parce que lu ma fa neex laa fay def. ñu doon ay nit yu baax moom ak jabaram. donc bi ñu paree foofu moom tam mu doon nit ku ñaanul. mu ne ma mënoo ñëw rek yem sama kër. naa la génne. nga dem xool sénégalais ñu ñuy dundi. mu dugal ma ci marché bi. loolu nag bi ma gisee mu doon lu dawloo sama yaram. après par la suite noonu laa commencé di dugalanteel sénégalais ma gis fi nag ni am nay nit yu rafetlu geste boobu noonu nag. après ci la ne kon nit
ak loo mënte am tam da ciy baax tam ngay dund ci modestie ak sutura. donc ça sert à rien mu ñëw fii di jaay boobu bu rëy wala yu demee noonu. ma koy gisee ni nit normal la tey situation bi ma nekk nii ñoom mën nañ ko nekk man ma ñëw féetee seen situation. donc ma gis nag ni nuñ ma teeroo fii nii mën naa ne loolu bokk na ci lu ma yokk jom. loolu bokk na ci lu may motiver chaque jour. parce que man ci ay situation ni mën naa dox ni gis benn nit mu am mu wax ak man mu yokk ma jom. peut-être bi may ñëw fii début bi xawoon naa désespéré tuuti parce que fi ma dëkk dama fa gis Sénégalais mais bi ma ñëwee ba gis Sénégalais yi comportement nu ñuy comporter ak man dañuy dem ba ne ma yow yaa tax ba amatuñu benn complexe ci star. parce que ñoom dañ ma doon gisee comme star te man xoole moon sama bopp noonu. donc après c'est la nekkoon da ciy baax tam ngay dugalanteel ak ñoom malgré que bon c'est pas facile parce que yombul nga nekk nitu public di dugalanteel am na ñi nga xam ne dañ koy gisee ni kii duy noppalu wala mais man loolu dama ko tàmm. donc sénégalais yi du ñoom ñoo ma war a remercier man maa leen war a remercier. parce que tey jii man maa kontaan ci ñoom ba pare daf may jaral tam chaque dimanche bu ma deful dara ma dem daje ak ñoom di football te loolu. kooko wax dal naan man dama ñàkk fayda te loolu du si ñàkk fayda loolu ci yëg-yëg la bokk. man noonu laa mën a def pour delloo leen jukkal ndax yëg-yëg bi ñu ma yëg. ñu lay jaajëfal loolu yëpp sa humble moo ko waral ndaxte am na fi ay international yu fi nekk te comme ni ma ko waxee woon rek mënuñu leen a jot mënuñu leen a am tey ñu ngi fii Istanbul ak ñun donc loolu ñu ngi la ci jaajëfal sénégalais yëpp ñu ngi la ciy remercier ndax gis nañ sa taxawaay di remercier au passage aussi tamit Galaye Tine ndax moom sonn na trop ci ñu am ak yow interview bi moom moo ci doon dox ba ñu am la moom ak soxnaam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko remercier de passage lan mooy sa dernier mot. sama dernier mot mooy di leen nuyu yéen waa télé bi Vision TV ndax liggéey bi ngeen di def am na solo trop ndax tey jii li xew Istanbul yéen a koy jottali waa Sénégal ak àdduna bi yëpp donc maa leen di ñaanal yàlla defal leen cat boole leen jox leen xolu muñ ak wér ba seen télé bi ëpp fii donc xam naa ni loolu laa amoon. maanaam satellite bi ñuy ñaan daal. waaw satellite bi ngeen di ñaan ngeen jot si parce que tey jii lii pour man mbégteel la bon jëlee na ma kaw daal jëlee na ma kaw parce que tey jii boobu ba léegi yéen a ngi ci. yéen a ngi may nemmeeku xool ci li ma ne te pour man tey jii nii defuma seen publicité télé yéenay def sama publicité. parce que tey jii nii boo leen ma woowuloon kenn tamit du toog ci télé wala di xool information di ma gis may wax. donc pour man maa leen di remercier di leen jaajëfal bu baax a baax. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci sa humble encore une fois di la remercier nii rek lay demee ci senvisiontv.com c'était grand interview ñu dalaloon star bu mag muy Stéphane Badji ñoo ngi leen di jaajëfal di leen remercier di leen wax ne que Senvision TV dina dalal ñëpp ci grand interview képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di yëngu ci dara grand interview dina la dalal wasalaam jërëjëf.